dikkati naa gaañaa nga ca waajal élection législative yi de président Macky Sall moom ma ngi ca waajal 3e mandat le vrai journal daal di may xamal ne Sall ngaari lam tooro lenn daal moo ko teree nelaw te lii nag boo ko jàppee dëgg la tubaab di wooy obsession moo dal président Macky Sall ci ñetteel bi mandat 24 heures yéene kaay bi daal di may xamal ne la ngeen bañoon dégg Macky Sall wax na leen ko daf leen ko wax nag ci lépp waaye président Macky Sall daanaka xamal na leen ni candidat lay doon 2024 la gaa ñi bañaloon Abdoulaye Wade nag foofee la Macky Sall teg tànkam ndax nag gaa yi dinañ ko ak am déet loo ci mënti dégg jàppal ni président de la république Macky Sall wax na nag ak bëgg-bëgg am ngir ab 3e mandat coow la nag mooy ndax ubbi débat bi ci waajtaay élection législative yeeg présidentielle yi lu war la loo ci mënti dégg la nga mën a jàpp mooy moom président Macky Sall daal 3e mandat boo mooy tuul na ko def ci réew mi te nag wiiri jaari ndaar dinañ dem booba Alioune Tine ma ngi koy xamal ne limité mandat yi moom kenn mënta wax ba du am ci réew mi ndax nag ñàkk limité mandat loolooy nag da nga war a nekk jiitañu ba sa bakkan rot fa yàllaaxu rek ñu tàqalikook yow du fi am Birahim Seck bu Forum Civil ne ko président Macky Sall day na xam leen askan wi day waxtu wi jotee daañu ko xamal ni nag fii nga war a yem te dana fa yem waxtu bu wax ci jotee ci 3e mandat bi daañu ci wax Abdoul Mbaye ne dëgg-dëgg président Macky Sall nag bu taxawee di laaj nag ñu yokkal ko leneen dafa mel ni nag la mu dige woon ak askan wi war koo liggéey ci fukki at daf koo matalewul Moustapha Diakhaté ne président Macky Sall dafa wiireeg yéen feneen de jéem leen a xam nag fan la jëm ak yéen réew mi ko dajee daal di xamal ne Macky Sall daal la mu bëgg moom mooy 3e mandat constitution di cartug réew mi mayewu ko moo taxit keteme daal yàq nañ ko ci réew mi l'indépendant yéene kaay ne ma président Macky Sall nag la mu war a xam moom moo di kërug diine yi kenn daa àndu ci 3e mandat bi yéene kaay bi ne ma ñoom ñëpp ngi xaar président Macky Sall daal di dëggal xalaatam gi su ko defee nag gaa yi xamal ko ne ñoom suñu kilifa ak diine yi bëgguñu réew mi jëx-jëxi bëgguñu réew mi yëngu 3e mandat dañ ko fii tere kon président Macky Sall yemal ci ñaar yi l'enquête ko dajee ne ma laataa lool ñu ngi ci waajtaayu élection législative yi dil wu yees daal dinay am de diggante wàllu ak yeewi askan wi yéene kaay bi daal di may xamal ne ñoom ñaar daal taxawal nañ ab coalition boo xam ne ci biir département yi la fépp foo xam ne ab département la ci réew mi wàllu nekk fa yeewi du fa nekk wala it fu yeewi nekk wàllu du fa nekk tribune yéene kaay daal di may xamal ne élément bu système yi day ñoom ñoo dajawaat ci seen biir rek élection législative yi lu ne daal dina ciy leeree yéene kaay bi des média bi daal di may xamal ne Ousmane Sonko mooy tête de liste bu yeewi askan wi moom Ousmane Sonko nag loo ci mënti dégg produit bu administration bi la Aminata Touré mooy tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mooy tête de liste bu Ndakaaru bu coalition bii di Benno Bokk Yaakaar waa système bi daal loo ci mënti dégg ñoo daal di booloo ci seen biir te loolu moo am Bougane Gueye Dany ci tribune yéene kaay daal di xamle ni fa ma nekkoon démb ci politiciens yi fa laa nekk ba tey fi mu toll nii nag dogu na moom Bougane ci daal di jëlee lépp luy politicien ci coalition bii di gëm sa bopp ci élection législative yi sax daal dina koy door moom coalition gëm sa bopp daal dinay déposer listam ci ñaareel bi place coow nag dina judd boo moytuwul ca boobu la dépôt ndax nag moom Bougane Gueye Dany dafa zappe képp kuy politicien professionnel jël nag ña nga xam ne ñoom ñoo di militant gëm sa bopp yu dugal leen ci biir liste yi le quotidien daal di may xamal ne tey laa lay dikkalaat nag ci dépôt liste yi ak lépp loo xam ne daal dafay xew ni ki démb Macky Sall moom dong képp moom moo defar liste Benno Bokk Yaakaar yi te defarug Macky Sall gii dina jur yii ci noonee mën nañ caa xam kan mooy nekk premier ministre kan mooy nekk njiital assemblée nationale te ci tur yi de la nar a génnee mu di Mimi Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Idrissa Seck ak Moustapha Niasse leneen liñ te mën a jàpp ci xibaar moom moo di Macky Sall day daal dinay wàññi nag quota allié yi waa parti socialiste yi nga xam ni fukk ak juróom ci député la ñu amoon ci élection législative yi ñu génn daañu leen wàññil Macky Sall woo na ay alliéem ca palais ba xamal leen ni nag yéen ñëpp daañu wàññi seeni quota député AFP mi nga xam ne yéeni kaay bi nee na ma juróom benn ciy député dong la amoon ndax dana am wàññi comme déet lu ci mënti déggir parti gauche yi ci boppam ñoo sàkku ci président de la république Macky Sall mu jébbal leen ay député yéeni kaay bi dama coow laa nga ca wàllu de ba tey kenn xamul kan mooy tête de liste foofee geneen coow la moom moo nekk ca yeewi askan wi Khalifa Ababacar Sall ban position la ci am gannaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko mooy tête de liste nationale waa Aar Sénégal yéeni kaay bi xamal ma ni Thierno Alassane Sall leer na ni mooy tête de liste ba Abdourahmane Diouf mooy 3e député bii di Marème Soda Ndiaye moom moo di 4e Thierno Bocoum moo nekk ci juróomeelu place ba Cheikh Omar Sy nekk ci juróom-ñaareelu place ba juge ba woon Ibrahima Amadou Deme yéeni kaay bi daal di may xamal ne moom moo jiite coalition ba ca Thiès Théodore Chérif Montreuil moo ko jiite ca diwaanu Kaolack ca yooyu la élection législative loo ci mënti déggit opposition bi moom fi mu toll nii xar nañ seen tànku tubay ngir am ndam ci kaw président Macky Sall ca amit majorité ca assemblée nationale waxtu woowu ñoom waa majorité bi ña ngay jël rek ña ngay recruter daal direct news daal di may xamal ne bu mujj bi day Maguette Sène moom moo ko def juróom benn candidat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci coalition bu yees bii di gox yu bees Maguette Sène jël na leen fegg leen ci Benno Bokk Yaakaar gaa yi nga xam ne nag ña nga bootu woon ci liste yeewi askan wi Maguette Sène andi na leen ci wetu président Macky Sall direct news ne ma gaa yi ba ñuy dem it dañoo wax ak seeni base ba seen base nangul leen ko ñu daal di fekki Maguette Sène fekki président de la république Macky Sall l'exclusive yéene kaay ne ma ca Podor de booloo bii
lañ fa gis fukk ak juróom-ñaar ci maire ñoo ànd njiital conseil départemental ba ngir jiital Abdoulaye Daouda Diallo ndam daal di fay am l'info yéene kaay ne ma loo ci mënti déggit élection législative yi jur na coow ci réew mi mu njaay siise ne li ñu tëgg ci élection ci réewum Sénégal jafe-jafe yu ñu mës a am ci élection ci réewum Sénégal bu nu juralul njàngat baye boo ñu bàyyi tëggee élection te nag politiciens yi ñoo war a xam ne dëgg-dëgg Sénégal jàmm ko lal te jàmm lañ fi bëgg ci seenu discours jàmm lañ ci war a sentir te ku wax nag dëgg war a wax ak nguur gi mu jël nag jaasi gi nga xam ne teg na ko ci ndoddug yenn maire yi daal di koy teggi bàyyi leen ñu liggéey laas yéene kaay ne loo ci mënti déggit jàppal ni président Macky Sall ak i gaayam waaye itam opposition bi dëgg-dëgg ña ngay waajal yooyu la élection législative ñaar fukk ak juróom ci liste ñoo nar a bokk ci yooyu la élection coalition bu Déthié Faye bi moom dañu koo disqualifié ndax légalisation yéene kaay bi ne ma moom la ñu amul Bougane ci tribune yéene kaay ne déggoo leen ma de nee naa leen déposé naa te ay politiciens ànduma ak ñoom Sud Quotidien woon consensus am na diggante nag syndicat ak ministère de la santé gaa yaa ngi koy weddee fu ne waa F2S xamle nañu ne waxtaan nañu ak ministre de la santé dëgg la waaye ba tey amul déggoo goo xam ne nemmeeku nañ ko ci waa ànd gësëm rafetlu jéego yi nga xam ne nguur gi def na ko ci système de rémunération bi régime indemnitaire bi ak plan de carrière bi tribune ne ma waaye coowal l'hôpital yi day jeexagul te diwaanu Kaolack ab bébé la ñu xamle ni dafa faatu dugal ko ci carton ba yóbbu ci morgo bàyyi ba muy jëli néew bi fekk bébé ba tàmbalee yuuxu libération yéen kaay ne ma bu bébé jaari bi moom dafa daal di jéggi dayoo ndax nag xale bi ba ko papam di fekk ca morgo ba perfusion bi ma ngi ca loxo ba tey dañul te xale bi nag dafa tàmbalee jooy ci biir kees ga ay waxtu lan ci teg bébé jaari daal di faatu rax ci dolli nag kenn ci fajkat yi ne baay bi demal fu la neex yéen kaay bi ne ma moo tax it aide infirmière bi nga xam ne déclaré woon na bébé jaari dafa faatu mi ngi ci loxol yoon saa si tembe critique ne ma dama bëgg a xam dëgg-dëgg lan moo jot l'hôpital bu réewum Sénégal barki démboo njaay lan fi jàppi sage-femme daal di leen di tëj ndaxum négligence tey ab infirmière jël bébé buy dund yóbbu ca morgue ba ñu daa faatu dëgg-dëgg la war moom moo di ñoom fajkat yi kat ñu xoolaat seen bopp xool seen biir ña nga xam ne ñoo leen di yàqal xool nag ne saafara lu ni mel wéy di gësam ak di xoqatal waxtu woo xam ni sénégalais la ñuy xaar ci ñoom mooy faj bu ñoŋ ak itam yërmande du dëgg du yoon le mandat ne gëneenu coow a ngi nii de ñaari weer ca diwaanu Casamance l'armée bi day ma ngay dal ci kaw rebelle ya waaye ba nii nee ñu semga bi ci boppam la ñu gisul te xamuñu dëgg-dëgg fu mu féetee lu ci mënti am mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal yendalug jàmm moo merloo mu ne ma ñi def c'est pas vrai ci dafa bees yéen ay kookoo ngeen xamu leen dara buñ lañu gën a xam suñu liggéey mën na changé ñu wax ni mu ne ma yow ëpp frais fekkee loolu leen foo yaakaar dem fa mooy li ma yóbbu yoon ma dem daa meree dem police centrale ma bind plainte porte leen plainte ma ñëw waa hôpital bi mag ñëpp woo ñu ak may parents yi ñëw nañ toog waxtaan suñu doom nañ mu wér ñu ne bu soobee yàlla fekk 5 jours la 3 jours da dañ faj mu wér bu soobee loolu doom benn problème nañ daal waxtaan yi erreur la rek nañu def suñu jom lañ mu wér rek ma toog bay 23 ñu woo ma ñu la kaay ñu sa del mu ngi nii kii ma xoolee xam dootul doxatu ma xam ne kii nécessaire na métti na ma trop nag may ci jóo di nga xamante ne nii hôpital mi ngi ci malade métti na mu ngoog waa administration bu hôpital Ibrahima Niass bu Kaolack ñoom ci boppam nee nañ leen sa kaccat ndax seen yoon nekku sax xanaa kay aide infirmière bi ci boppam moom moo leen jotul avisé maanaam ba mbir yi amee moo waroon a wax ña mu war a waxal maanaam ña sa kaw waaye nag defu ko ñoom noonu la ñu gisee Kalidou Diallo président du corps médical bàyyi kàddoom la ñuy teewlu Alioune Kane. moom dafa jékki-jékki rek ñu woo ko ñu ne ko am na bébé boo xamante ne indi nañ ko ci morgue bi te mu ngi dund. bi ñu defee gëstu bi ñu gis ne ndekete amoon na équipe de garde boo xamante ne benn sage-femme moo fa nekkoon ak benn aide infirmière ñoom ñaar ñëpp ki leen yilif ci garde bi mooy médecin bi donc bi xew-xew bii di am sage-femme bu nekkoon chef d'équipe bi yëgaluñ ko médecin bi waxi noonu donc aide infirmière bi moom moo gis ne xale bi nooyeetul rek xol bi doxatul bu yaakaar ne dafa dee fekk xale bi nag feebar bi mu feebar moo bindoo noonu defoon na ko ñaari yoon balaa muy defaat ñetteel bi bu ñetteel bi amee aide infirmière bi yaakaar ne xale bi dafa décédé mu enveloppé ko defar certificat de décès jox manœuvre yi mu ne na yóbbu xale bi morgue. voilà lii de tës lay laaj xam naa waa tës tey nañ ci ñëwaat ba juree jàmm. dafa xaw a doy waa sax bu ñu la waxee aide infirmière moo def loolu lépp moo yuuxuwaate moo gëddaate moo tax xar ci moo bind ni dee na ak aide mu jënaa doon cheikh de ak boo laajee spécialiste yi la mooy doon taxawaayu aide infirmière ñu xam ni Sénégal lañ di caaxaan la tey hôpital bi maa ngi nuyu baax directrice bi parce que yëgoon naa njàmbaarteem bi bu nekkee hôpital CTO. yëg naa itam ay jéego yu muy def hôpitalu El Hadj Ibrahima Niass
moo tax na may am yaakaar ci moom ci honnêteté boobu. directrice bi. waaw directrice bi madame Kébé. que au lieu ñu def ay explication comme monsieur Diallo ni mu ko defee sànq. mais li ñu war a njëkk a génne mooy wane sanction bi ñu teg ci kaw kooku ak ki ko sant. infirmier chef de poste bi. Birahim doomu jàmbur mënoo gëdd baayam ba toroxal ko humilier ko ba mu lay xam nga fekkonte woon ni aide infirmier dafa wane benn discipline benn yar digganteem ak ki ñàkk doomam du benn patient de mais benn père de famille bu ñuy annoncé deewu doomam mu jaaxle ci di poser ay questions moom la ñu anglais yuux ko loolu laneen la lu bokkul la nekk ca doom ji ñu koy annoncé ak faatuwul et ñoom ñi ko annoncé xamuñu sax faatuwul kon xale bi moo leen soog wax ni man faatuwuma bi ñu yëngalee ak dox xam gis nga day wane ni ki doon yor dossier bi xamul tous ci li mu doon def mais kooku ñu bàyyi ko ci hôpital bi donc dès maintenant hôpital bi foo njort naa ni li mu war a njëkk a def mooy moom collaborer ak ñi ko féete kaw ñu teg ay sanctions ci kaw kooku mais surtout itam yeneen hôpitaux yépp nañu jàngal ñi nekk ci hôpital yi discipline ak xam nu ñuy accueillir patient bi ki feebar bu ñëwee mën ngaa dindi ci moom 50% ci feebaram surtout koo xam ni nag père la bu ñuy annoncé doomam ju dee bon je pense kooku xamul douleur bi nga xam ni moom la ki muy waxal di dund di ko yuux waaw sa doom dafa dee loolu laneen la c'est-à-dire xamuñu nit ki ban situation la toll moment boobu noonu pour mën ko informer li nga xam moom moo xew et bu fekkoonte woon ni lépp dafa nekk gratuite certainement mais amul gratuité du début à la fin lépp hôpital bi am na charte booy jaar yow pour nga mën a nekk malade pour nga ñëw fa ñu lay taxawu pour nga ñëw fa amee fa doom ñu saytu sa doom lépp nekkul gratuit dañu sa poste moo koy fekkee mais bu ko sa poste fekkee war nga am benn interlocuteur bu xam li tax mu nekk ci l'hôpital bi mais aide infirmière koo xamante ni bi sa way ni ko Birahim waxee sànq li war a nekk yow sa liggéey mooy initiative de Bamako lañ lay utiliser joxal ma ko ñaari paracétamol joxal ma ko benn Doliprane jëla seringue bi sànnil ma ko ci poubelle bi loolu moo war a nekk sa liggéey mais kooku bu demee ba ant na am fitu jël aw këyit ci bind deewu nit koo xam ne deewul non defe naa li am Louga yeewu leen kon sanction bi war na am Louga li muy metti bii moo war a gën a metti parce que bii moom hôpital bi ci boppam moo war a teel a jëkk a jël sanction avant quoi que ce soit moo gën explication yi ak bon xam nañu ni koy wax dëgg yàlla le fait ñu préciser ki nga xam moom moo jël responsabilité def loolu mooy kilifay hôpital bi wala ñi nga xam ñoo ko saytu ñoom seen responsabilité nekku ci certes mais itam mënu ciy génn nag mais ni mu ciy nekkee mooy faw ñu sanctionné ki def loolu voilà Birahim ak li nga ñuy wax sànq ci aide infirmière boobu est-ce que am na prérogative naan mi ngi bind ay certificat de décès ba coow di ci am day constaté ku dee dañu toppi gi sax nit Mambay yàlla na yéex lañ koy wax mais ku nekk ci ñun fekkee nga sa mbokk wala sa am di jàmm wala ku la jege ku faatu ci sa kanam Mambay dee def fort massa liir yow yenn saa yi nga romb muus bu oto dëgg ci tali bi muy luñ naan mu bili baane la muus la de mala la waaye yaa ngi xalaat na oto bi jaaree ci kaw massa liir xam nga li ñuy wax aide infirmière mooy lan buñ koy xool ci nañ ko jàngatee aide infirmière wala aide infirmier xam nga luy sorol faire manger les patients leur faire prendre le bain maanaam ñu ne la diw da nga ko war a sang ñetti yoon par jour ndax feebar ba mu am wala ndax góom ba mu am faw nii nga koy sangee yow lañ koy dénk en tant que aide infirmier lever ou transporter les patients manuellement ou à l'aide d'un engin loo xamee ne appareil de levage la fa nga tëdd bu dee dafa tàlleeku am na machine yoo xam ne dañ koy pousse pour que tëraay bi nga mën a mel ni lu xaw a toog aide infirmier mooy liggéeyam Mambay bu fekkee ni n'importe qui peut écrire un certificat de décès mu am tampon am signature aide infirmier bi am sañ-sañ boobu wala aide infirmière bi am sañ-sañ boobu toogul rek ci cëggal guyam toog ne ni man maa koy bind joxe laajte na ndigal wala ñu jox ko ci ndigal on ne peut pas tey nee nañu dañ ko
da war a présenter procureur moom ndaw soosu parce que ci xibaar yu ñu jotoon démb ci guddi dañ ko téye ca commissariat ba ñu def enquête bi commissaire bi ci boppam moo déplacé wu dem ca hôpital ba aide infirmière bi kese mënul la ñëw tey jël certificat de décès wala kayit bu wane ni kii faatu na te même bu dul yëkkati téléphone am woo supérieur am ne ko malade ba ngeen doon xool moom de nooyeetul lan laay def mais doo ñëw yow jël sa décision wu bopp en tant que aide infirmière bind constaté yi dee na dugal ci kees xam nga bu doon kees bi ñuy wax ci keesu morgue waaye carton nga jël lëmas ko dugal ko ci biir carton bi yebal fa li nga xam ne moom mooy ca morgue mais morgue ba ci boppam dañ toog ne ni mais ñun laataa ñuy recevoir nit wala néew dañu jox kayit bi wane ni diw lii moo ko rey ndax duñu jël na mais bon bu doon loolu la nit rey nit ci mbedd mi am benn complice ci biir hôpital bi ñëw dugal ko ca morgue ba kenn du xam kii deewam xëy dem yóbbu ko suuli booy dem di yóbbu sa néew ñu koy suul mais dinañ leen laaj ay kayit yoo xamee ni du kayitu fla aide infirmière mënu la bind kayit signé ko tamponné ko yóbbu ko ca morgue ba te amul li ñuy wooyee supérieur hiérarchique boo xamee ni même bu dee téléphone jokkoo ngeen ko ne ko xale bi ñu yore woon depuis boobu ba léegi man de nooyeetul nan lay def kooku dina leen taxawal xaaral ma ñëw wala mais hôpital bu mel ni hôpital régional bu Kaolack on ne peut pas nous dire que benn aide infirmière ca service bu néonatologie moom dong nga fa nekk ci instant yooyu pour mën a constater ou pas le décès d'un enfant surtout d'un bébé qui est à peine âgé de 12 jours ou 13 jours médecin bi wax docteur Ly wax na ci li nga xam ne moom moo daloon xale bi mu am ay difficultés respiratoires ak yeneen yoo xamee ni dal na ko ba nga xamee ni ñoom sax njortoon nañu ni budul dara sax même budul soins yi nga xamee ni ñu ngi ko doon prodiguer ñoom seen xel xawoon na cee ñaaw waaye yàlla mooy jël nit. nit dina tëdd ci lal nga jàkk ni kii feebar ak dee bokkul xale la d'accord 12 jours la am plutôt matul mais tudd nañ ko pare ngénte nañ ko ba noppi. ba jox ko tur. aide infirmière je suis désolé mais les responsabilités sont ailleurs nekkul ci aide infirmière bi kese ndax benn aide infirmière mambay yow boo ñëwee nekk ak sa mbokk mu leer na kii nooyeetul di nga woo médecin bi ne ko kaay vérifier ma donte yow leer na ni kii nooyeetul dal na keneen ak keneen mais di nga woo médecin bi ne ko docteur ñëwal nga xool mu ñëw jox la moom son avis médical dina ko jéem a réanimer d'abord dina def le maximum ba mu leer ko ni lii mënatu la sotti mu ne la je suis désolé waaye dem na. gis nga médecin yi nga xamee ni yàgg nañu ci kër docteur bu dee ñoom ñoo yore patient mu wàññeeku ci seeni loxo mu metti leen ñoom mais fekkee naa ko à plusieurs reprises fekkee naa ko li tax ma koy wax mooy dama ko fekkee. médecin bi nga xam ne moo yore sama frère bi sama frère di wàññeeku. il pleurait le médecin la wax de mais bu dee médecin moo mën a def loolu mais aide infirmière ñëw téye nit mu leeral ni lu mu ndaw mais néew la mais est-ce que di nga ànd ak sa sago ba mën a ñëw bind sa kayit dugal ci kees ne nañ ko yóbbu te référé woo ci say supérieur je suis désolé mais loolu mënul nekk. voilà ñu waxtaanee kit Anta Ndiaye mooy xale ba nga xam ne moom la ñu faatoon foofee sa diwaanu Bargny conseil consultatif ba ñoom ñooy sàkku ci candidat yi nga xam ne ñoo bëgg dem ci assemblée nationale ñu bàyyi xel bu baax ci loi bi nga xam ne moom ñeel code de l'enfant ndax loolee rek moo mën a tax seen ab kaaraange ñu gën cee taxaw ndax nag mi ngi ci turalu secrétariat bu gouvernement bu Sénégal te ba fii mënee suñu ko jëfee loolu moo leen metti toogaanu ñaxtu la ñu woote doon seekati ay seen kàddu Matou Amar bokk ci conseil consultatif bi nga xam ne ndaw yeex xale yi tout tànk yi ñoom ñoo ci tënku ñu ay kàddu ma Cheikh Ahmed Tidiane Seck. garde des enfants bu ñu reyul tey sàkku nañ tey wala di leen rey wala di leen violer wala di leen def naka sudul noonu te bi si gën a fës maanaam bi nga xamante ni moo gën a wër Sénégal fii la xewee si Bargny muy la fille Anta Ndiaye bi nga xamante ni moom lañu faat barki démb ñu ngi jëm si ay élections législatives te ku si nekk xam na doole bi élections législatives yi nga xamante ni am na ko si réew mi ñuy interpeller tamit les futurs députés parce que y a le projet du code de l'enfant xëy na code de l'enfant boobu nga xamante ne man bi ma nekkee xale ba léegi ñu ngi def combat pour ñu adopté ko si assemblée nationale buñ ko adopté woon xëy na tamit problème yi dinañ ko jàll.
te ñu waxtaanee ne nees ma def ba xeex jële fii sibiru bi na muy faatee doomu aadama yi Sénégal ak Gambie joxante nañu loxo génn juróom-ñaari millions suñu koppar jënd ko ay sànke yu ñu naan daal fas ne ko nag jox 7 millions moustiquaires la ñu jënd donc bu ñu koy xayma juróom-ñetti milliards suñuy koppar sa la toll ñu jébalu séddale ka askan wa lancement bi nag nekkoon ci teewaay yu jëwriñ bi dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr bu Sénégal waaye it jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram sa Gambie ñu ànd Cheikh Alassane Baldé. ñaari dëkk benn askan